Mamadou Lamine Diallo Mamadou Mout Ban ak Babacar Mbaye Ngaraaf tey jii ñoo ngi woon ci kanamu ko doyen des juges jëm ci wàllu ko coowal pétrole yi ñoom nag ba ñu génnee yëkkatiguñu ay kaddu yu leer jëmle ci màllum waxtaan wa ñu seq ak kii di kilifa ga waaye danañ la ñu bëgg rek moom moo di leeraange am ci boobu dossier. njiitu réew mi Macky Sall mi nga woon tey ci suba ca Tiwaawan ci wàccaayu ko gàmmu gi moom ci kanamu ko xalif général des Tidianes yëkkati na xam ne ni liggéey yi nga xam ni sumboon nañ ko ci ca Tiwaawan yëpp daanu ko àggale ci nu mu gën a gaawee. ñu wax ci lu soxal lakk gi nga xam ne am na sànq ca Petersen foofa ay magasin ñoom ñoo fa lakk di ay pièces perte matériel yu bëree bëri daa ngeen ci dégg Aji Maguette Ndiaye ci biir xibaar yi. bés bi ñu jagleel xeexuk diabète kuréel gi boot ñi am feebaru diabète ci réewum Sénégal di ko waajal bu baax a baax ñuy xam ne ni lu ñu bëgg tamit moom mooy ñuy amal dépistage ci kaso yu Sénégal daa ngeen ca dégg Baye Oumar Gueye mi jiite boobu kuréel. tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior en classe ak El Hadji Ndiogou Diène li ci yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Abdou Thiam moom moo nekk ci machine bi gannaaw bu ñu leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ko rajo Futur Média doore ko ak déglu gi nga xam ni doyen des juges mi ngi koy déglu ñu ami xibaar jëm ci wàllu ko coowal pétrole bi wàllu ko pétrole tim ak dossier yi ca aju kii di Mamadou Lamine Diallo Babacar Mbaye Ngaraaf ak Mamadou Mout Ban tey jii déglu nañ leen waaye ba jàkkaarloog magistrat ba génn yéyu ñu yàbbi ci la nga xam ni moom la ñu waxtaanee waaye ñoom ñëpp nee nañu la ñu bëgg moom moo di leeraange am ci wàllu woowu Mohamed Ali Mouba moo ñu toogaloon tey ci suba ci tribunal bu Ndakaaru. Mamadou Lamine Diallo moo njëkk kon dugg ci bureau juge d'instruction bi moom nag def na fa daanaka waxtu ak genn wala bi mu génnee nag nee na bëggul sori ci wax bi waaye nag nee na foog Sénégal jóg ngir xeex lu ñuy woowee malédiction pétrole kii di Babacar Mbaye Ngaraaf moom nee na am na confiance ci justice jàpp ni justice am na occasion cette fois leeral mbir yi ba mu leer naka noonu itam journaliste bi di Mamadou Mout Ban moom itam loolu la jàpp audition juge d'instruction bi nag dafa commencé gannaaw appel à témoin bi procureur lancé woon ci fan yële ñu génn naka noonu itam gannaaw plainte bi Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye def ci doyen des juges ñoom nag ak CRD ñoom ñoo porté woon plainte ñu constitué wu partie civile ngir ñu leeral affaire Petrotim bi lu bees ci mbir mi mooy que juge d'instruction am na possibilité kon approfondir enquête parquet bi gannaaw audition yi war a jeex ci 25 novembre magistrat instructeur bi am na ñaari possibilité bu jàppee ni am na loo xamante ni war nañ ko jàppee délit wala crime mun na jël dossier bi yóbbu ko ci juridiction de jugement daanaka ñu àtte ñu njort ni ñoo def li nu mel bu jàppee ni dara amu ci loolu yépp day délivrer lu ñuy woowee non-lieu su ko defee mbir mi jeex foofu ci procédure bi nag procureur ak avocat partie yi am nañ possibilité kon saisir chambre d'accusation bu fekkee ni d'accorduñu ak lu juge d'instruction jël ci wàllu dogal. Mohamed Ali Mouba maa ngi leen ko doon wax njiitu réew mi ma nga woon tey jii ci dëkk bu sell bi di Tiwaawan ci wàccaayu ko gàmm gi foofu nag yëkkati na jëm ci daal di joxoñ baaraam ne am na nit ñoo xam ne ni daal dañuy mbubboo l'islam bëgg a def naka sudul noonu ci loolu sax sàkku na ci xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour mu taxaw temm ngir xeex lu ni mel wax na fa tamit ni liggéey ya nga xam ni moom la ñu sumb foofu ca dëkk ba daanu ko àggale ci jamono bu gàtt Cheikh Anta Diop. Tiwaawoon dalaloon njiitu réew mi ni mu koy defee saa soom gàmmu di jege si àndoon ak ay ministre kii di xalifa général des Tidianes dalal ko di Serigne Mbaye Mansour ci auditorium bi nag le président de la république yëkkati kàddoom fësal jàppale bi nga xamante ne xalifa général des Tidianes mi ngi koy jàppale. waaye ñëwit sargal la ci bés bu tedd bi ñu jublu bés waaye gise naa ak yow ñaari yoon ci Ndakaaru kon dama lay santaat bu baax ci jàppale boobu ngeen ma jàppale mu nekk jàppale bu fës jàppale bu rafet. jàpp résultat ba wane na ko. leneen it loo xamante ne président Macky Sall wax na ko mu jëm nag ci ñi nga xamante ne dañoo jóg ngir yàq ni Sénégal di doxalee l'islam. am réew bu toogee junni at diine di fa dox suñ toogee ba tey ne dañuy jàngal diine bu bees dama ne loolu wàllu colonisation la spirituelle te kenn waru ko nangu def nañ charte de Médine jox leen seen cër kon kenn warul ñëw Sénégal wala Afrique dafi indi gis-gis yu bees ci l'islam en tout cas l'islam boobu ñun bëgguñu
te dinañ ko combattre. xalifa général des Tidianes di Serigne Mbaye Mansour moom it gis ne duñu nangu tey ñenn di jóge bitim réew ngir gàkkal li fi maam yi bàyyi woon ci xam-xam. yow benn nit jóge fee rek amagul 30 ans mais yow kat la sabaan ne woon du dëgg bàyyi ko pour daganul xaram na takk téere xaram na baqiyat salihat xaram na wasiba xaram na nee nag fees nañu del ci réew mi ku ñu ko def nag ci sa bopp nga gëb ko doo dara. njiitu réew mi président Macky Sall béral na ci kalamu xalif bi na lu jëm nag ci chantier yu Tivaouane dina ko àggali te it gis nañ ne responsable politique yu bëri nekk ci département bu Tivaouane ñi ci bëri dikkuñu Tivaouane ngir teeru njiitu réew mi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta jaajëf foofu ca Tivaouane Pire ak Mewane fanweeri simili ak juróom benn moom moo bootu ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. feebaruk diabète nekk na loo xam ne ni la muy faat bari na lool fukki fan ak ñeent ci weeru ko novembre bu at mu jot nag lañ ko fas yéene màggal waaye at mi ñu fas yéene ko màggal juróom-ñaari fan ci weeru ko novembre loolu nag nekk loo xam ni lañ cay waxtaanee bokk na ca wàllum diabète ak wàllug njaboot gi ASAD di kuréel ga nga xam ni moom moo bootee ñu am boobu feebar gis ni rek nee nañu ci jamono ji complication yi ma ngay wàññeeku bu baax a baax seenum ndaje ñu amaloon niki tey jii ci ceewaayu Nafissatou Sylla 3,4% du taux de prévalence bu diabète fii ci Sénégal maladie chronique boobee nag di laaj taxawu bu am solo loolee nag di jooyu xolu ASAD ndax moom jàpp na ni famille bi yépp ci boppam dañu war a impliqué wu bu baax ak ci fànn yépp Baye Omar Gueye di président association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques. dafa am doole parce que accessibilité financière doonul lu yomb moo tax tey kenn su amee diabète ci biir famille bi maanaam dundam waru nekk dund bu metti ndax ñëg bi day metti te jàppalante bi foofu la war a jëkk jóge diabète dafa am li ñu naan les faux amis maanaam hypertension artérielle wala mu am glaucome wala mu am yeneen complication rein yeeg yooyu. assistance boobee nag du ci xaalis kese. mooy si famille bi naka la ñuy jàppalante ba bu génnee jàppale bi gën a yomb mais famille bi daal gis nañ ne surtout mag ñi nga xamante ne dañuy am diabète suñu waree dem seeti docteur bi il faut mu am ku leen gunge suñu waree jël seen garab il faut ñu contrôler seet naa jël nañu garab bi. professeur Anna Sarr di diabéto-endocrinologue ca centre Marc Sankalé di wax ni engagement boobee kenn waru ko wuutu. famille dafa am importance surtout pour nit ku feebar pour diabète da nga xam ne maladie de longue durée lañ ko wooye mooy feebar yi nga xam ne du wér da nga koy sàmm di ko aar bés bu ne pour jéem a mun a dund ak moom bu la feebar dalee itam famille bi yëpp dañ ci war a saytu ndax am nay garab yooyu jël amul nga am ay jafe-jafe ca kër ga loolu bu fekkee ne ñi nga dëkkal xamuñu ko wala saytuwuñu say garab mun na la indil ay tolof dañuy wax ma la parce que diabète bi toujours mu ànd ak benn membre famille am bu dee xale yi nag moom waajur yi dañ war a ñëw loolu itam lu am solo la. dund ak diabète nekkul lu yomb rawatina ci dëkk yi nga xamante ne nag seen doole taxut a demee noonu ba tax na nag lii di assistance bi bu famille bi kenn waru ko soofantal la. bés boobu ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu xeex feebaruk diabète fukki fan ak ñeent ci weeru novembre lañ ko fas yéenee màggal waaye la laata loolu juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi kuréel gi dañu dem ci ëttu prison yi foofa ngir amal fa ay dépistage ndax la ñu bëgg moom mooy ñañu fa denc ñuy saytu seen wér-gu-yaram xool ndax am nañ doomu jàngoro jooju am déet dañ ciy déglu njiital ASAD Baye Oumar Gueye lay wuyoo ci micro Nafissatou Sylla. dañuy dellu tamit fi nga xamante ne mooy prison daaw jigéen ñi prison camp pénal bu jigéen bi lañ nekkoon wante ren dañuy tamit ubbi ko ak góor ñi pour que le matin bu leen dépister après midi bi ñu former ñi nga xamante ne ñoom ñooy corps médical carcéral bi ndax formé woon nañ leen daaw mu jëm si ñu jigéen ñi mais année bi dañuy jël jigéen ñi ak góor ñi pour ñu évaluer li ñu leen waxoon daaw ndax maanaam leer na pour que ñu mën ko yokk pour que si milieu boobu environnement carcéral ndax environnement carcéral si société bi la bokk mënuñu ko génnee si société bi pour foofu tamit ñu def une prise en charge de qualité. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. waa SAES di syndicat bi nga xam ni moom moo boot jàngalekat yi nekk ci daara yu kaw yi ñoom daal kawe yi dem daal amal nañu ab débrayage bu ñaari fan maanaam ñaari fan yoo xam ni dañ koy banque seen yoxo foofu ci campus bu Ndakaaru la ñu bëgg moom moo di kilifa yi respecté loi bi di 74 99 ci article 14 am jëm ci ko wàllu ko doxalinu ko université yi ak capacité d'accueil ak na nga xam ni moom moo jëm ci wàllu ko orientation nouveau bachelier yi di nga xam ne ñoom ñoo am bac l'US ci wàllu woowu dañ ci déglu Abdoulaye Dieng moom mooy coordonnateur adjoint bu SAES campus bu Ndakaaru ci micro Pape Balla Gueye. xale yi nga xam ne dañu war a ñëw
université bi ren 16 campus de Dakar xale yi suñu doom lañu li ñu bëgg mooy que état bi respecté li nga xam ne ñu tënk mooy article 14 de la loi 114/99 mooy que li nga xam ne université bi attan na ko ñu jox ñu ko su ko attanul tamit ñu xool lan lañ mën a def pour que xale yi mën a ñëw fi c'est très important. beneen point bi mooy les sommes dues maanaam xaalis bi nga xam ne enseignants yi depuis vraiment année bi soo leen xoolee amul benn perturbation enseignants yi vraiment liggéey nañu li leen war yëpp def nañ ko mais état bi ba léegi respecté wul ay engagement am payeurs yi bëri na ñu wax c'est des ay heures yoo xam ne c'est des surprises yoo xam ne enseignants yi def suñu ko demandé ba léegi kenn fay leen ko ay enseignants yoo xam ne dañoo jàll ay grade ñu war a aligné wala ñu fay boole fañu ko leen ko ak aussi ce qu'on appelle la formation à distance jàngale boo xam ne c'est dafa xaw a sori école la FASTEF ba léegi kenn fay leen ko loolu yëpp dañu tënk mais vraiment état bi fu mu def ay effort léegi amuñu satisfaction moo tax ñu tey ñu débrayé bi c'était pour ñu convoquer suñu militant waxtaan ak ñoom léegi nag dañu décidé ne tant que période yu wàccu lépp les activités dañ koy aj ñaari jours de débrayage en attendant. mu nekkoon Abdoulaye Dieng di coordonnateur adjoint bu SAES campus bu Ndakaaru ñuy jégalu ci kàddu yooyu ñàkk ak leeram jëwriñ ji ñu dénk wala waa urbanisme ñu dénk waa jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme ak logement ak hygiène publique daa ji daje tey ak waa secteur privé loolu nag ci ab atelier di ab lël boo xam ni dañ ci doon waxtaanee ndax nguurug Sénégal la mu bëgg rek moom mooy fexe ba jàppale entreprise yi ngir ñu am ay opportunités yoo xam ne ni dina am ak yokkute goo xam ne ni daañu ko gis ci seenu ko liggéey ni ki tey lañ doon amal moomam ndaje Umu Kalsom li club investisseurs yi nekk ci Sénégal ñoom ñoo booloo ngir jàppale nguur gi ci ay projet yoo xam ne dana leen jëriñ ba noppi jëriñ askan wi ci seen lëkkaloo ak waa ministère de l'habitat club bi ba gën a def alliance bi mu nekk benn modèle bu yees Abdourahmane Diouf mooy directeur exécutif bu club bi. ñu am déggoo ak état bi ne liggéey boobu nga xam ne da ngeen ko bëgg a def te ñun entrepreneur sénégalais mën nañ ko jox leen ñu ko boo leen ko joxee ñu def ko yéen di ngeen ci gagné parce que di ngeen liggéeyloo sénégalais yi ñun dinañ ci gagné parce que ay entrepreneur lañ mais sénégalais aussi ñoo ciy gagné parce que xaalis bi nga xam ne moom ngay gagné ci projet yooyu moom ngay investir ak Sénégal mu nekk ay emploi ci ab lëkkaloo partenariat public privé nguuru Sénégal wax na ni jël na bépp matukaay ngir jàppale ñi nga xam ne ñoo di investisseurs yi ngir ñu jëm kanam. kii di Abdou Karim Fofana nag di jëwriñ ñu dénk wàllum dëkkuwaay yi mu ngi taxaw ci bile ponk muy ñu gën a jëmmal gën a ñoŋal itamit commande yi. fépp fu ñu leen war a aaree dinañ leen aar fépp fu ñu leen waree mën na am tingoom ba ñu gën a jot ci mbir yi dinañ ko def ndaxte ñun Sénégal la ñu tax a jóg moo xam sénégalais yi ak entreprise yi nga xam ne ñoo jógee Sénégal. ak bëgg-bëggu président de la République ci projet 100 000 logements sociaux yi jëwriñ ji yor wàllum dëkkuwaay yi ngir rafetlu initiative bi. 100 000 logements boo ko déggee objectif la slogan la tamit dëgg la ndaxte li gën a am solo du ñu àgg 100 000 logements mais mooy ñu fexe ba Sénégal ñu yeewu ci ne ñun kat dëkkuwaay yi dañ ko war a gën a jàppandal dañu war a gën a fexe entreprise yi di ko mën a tabax. ci jeexital atelier bi nga xam ne moo dajale ñi di waa club investisseurs yi ak ñi di waa ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique acteurs yi nag ñi ngi wax ni rek résultats yi fay bàyyandiku dana nekk ay résultats yi nga xam ne yu yees lay doon ba noppi dana jëriñ askan wi. jërëjëf Umu Kalsom li maa ngi leen ko doon wax ci bopp ak xibaar gi ak lakk goo xam ne nii jib na ni ki sànq ca Petersen foofa ca place Difoncé ñu doon jaay ay pièces détachées yu woote daal la seeni bërëb jàpp la waral li nga xam ni moom moo di lakk gi ba léegi kenn xamu ko sapeur pompier ma nga fa woon ba fay na lii di safara si daañu si dellusiwaat si suñu yeneen i xibaar ak Aji Maguette Ndiaye. tàggat yaram Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndate Diop. tàggat yaram niñ koy dooree wàllu ko football ak doomu Sénégal bu yees bi di Naby Sarr nekk ci doomu ci Souleymane ci Boubacar Sarr Lokot. moom nee na la mu bëgg rek mooy taxawal ndëgër laayam ci biir équipe nationale bu Sénégal. xanaa dafa bëgg a dabu ndax moom waa France la tànnoon. wax na nag li tax mu tànnoon France waaye loolu ci yeneen i xibaar la ko waxee waaye jàppale ne daal nee na comme ñëw na fii ci Sénégal nag dina wone boppam bu baax a baax ngir mën a dëgëral taxawaayam ci équipe nationale bu Sénégal moom Mouhamed Naby Sarr dañu koy déglu ak suñu correspondant ba nekk ca Marseille Assane Seck. Beaucoup travaillé pour être dans cette liste.
man kontaan naa si li ñu ma woo ci équipe nationale bu Sénégal bi man nag Aliou Cissé woo na ma nu waxtaan mu wax ma équipe nationale nu muy doxee ak waaye waxuma woon dina ma convoqué jeudi daal laa yëg ni moom def na ma si liste bi loolu nag man neex na ma trop. waaw man jaar naa si sélection yu ndaw yi ca France parce que boobu waa Sénégal woowuñu ma woon waaye man dama doon liggéey parce que xamoon naa ne su ma màggee nekk professionnel lu mu yàgg-yàgg waa Sénégal dinañ ma woo te loolu am na te man tam am naa mbégte lool ci loolu naa def lépp lu ma mën. football Afrique nag xam naa ni daal football la boo xam ne bu dëgër la bu physique boo xam ne dafa laaj kattan ak yëngu-yëngu yu bëri daa mel ni rek deuxième division Angleterre bi nga xam ne da ngay xeex bu baax soo bëggee football man nag loolu tàmm naa ko te dem tam Sénégal dina ma gën a yokk pour su ma ñëwee fii xam naa daal Afrique moom physique fulla ak fayda la laaj te man loolu mu ngi si man kon su ma demee rek dinaa def lépp lu ñu xaar ci man pour yaakaar bañ a tas. Voilà, j'espère que ça m'aidera pour ma sélection. mu ngoog Pape Seck moo nekk ca Marseille Alassane Seck ma ca Angleterre moom moo taataan kàdduy Mouhamed Nabi Sarr Malal Junior Diagne moom moo ko tekki ñaar fukki at ak juróom-benn la am moom doomu Boubacar Sarr Locotte boobule nekk jamono ji défenseur ca club bu Angleterre boobe di Charlton. ñu wax ci wàllu football ba tey ak Sadio Mané mi àddu jëmle ci coupe du monde des clubs gi naray laam-laamee naan day tombé coupe d'Afrique bi di ñëw. juin ak juillet la ñu net lañ koy yóbbu loolee nag Sadio Mané nee na su demoon tey ba ñu def ko moom xam na lu muy def moo di tànn ñëw football fii ci Sénégal ci coupe d'Afrique bi loolee nag moom mu ngi ko xamle gannaaw bi nga xam ne nekkoon na invité bu RFM matin ñu déglu ko moom Sadio Mané. C'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible en fait le monde lu doy waar ngi noonu loolu xaw ma ñu ko gaañi mënee defee war a organiser coupe d'Afrique bi ci waxtu bi ñu organiser coupe du monde des clubs bi loolu moom dëgg-dëgg du yoon jaaduwul de man nag sama taxawaay mu ngi nii bu fekkee ne loolu am na amul sax ma dem te ñëw Sénégal lay ñëw fubalil ndax sama réew moom bu ma soxlawee ñëpp dañ may ñàkk kon boog ñi def loolu nañu xaataat bu baax a baax balaa ñu koy jëmmal waaye li wéer tóora boobu daal mooy man Sadio Mané bu nee dañu war a def juin coupe du monde des clubs wala coupe d'Afrique bi man Sénégal lay ñëw. mu ngi noonu Sadio Mané la woon kon def na ab tànneefam Alaaji Ndaté Diop ci wàllu football ba léegi ak coupe du monde U17 yaay amee fële ca Espagne ca Brésil Ndaté da ngay bàyyi pression bi bay amee fële kon ca Brésil àllarba la Sénégal di dugaat ci yëf yi ci huitième de finale yi lay doon 19h30 su jotee dina dajeek waa Espagne Malick Daf nag ak kii guneem war nañu kon wone beneen xar kanam ndax ñàkk nañu ñaar ci seen i ñooñ yoo xam ni ñu amoon solo la ci équipe bi di seen gardien bi di Ousmane Ba ak kii nga xam ne moo di Thibaut Obertan ñoom ñaar ñëpp dañoo amee ay gaañu suñu sukkandikoo ci fédération sénégalaise bu football. ci wàllu beach soccer jàpp leen ne Sénégal jël na li nga xam ne moo di Copa Lagos bi gaynde yu Sénégal yi football ci plage yi ñoom dañu daan Angleterre juróom-ñetti bal ci ñaar loolee nag ndëgër laay la boo xam ne wanewaat nañu ko ci football boobee nga xam ne teg nañ ci tànk ci Afrique te yootu àdduna bi Lassana Diassi nag moom mooy ki dàq dugal ci boobule tournoi dégg ngeen ci suñu xibaar yi ñu weesu Ngalla Sylla mi leen di tàggat. kon Alaaji Ndaté fii la ñuy yem ak yéen ci seen xibaaru tàggat yaram yi. jërëjëf Abdou Diouf Junior ñu yegsi ci beneen pàcc en classe ak Alaaji Njogu Jeen. COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. daleen ak jàmm. ñuy doon tey gëstu bu ñeel wàllum jafe-jafe kayitu juddu élèves yi mu nekk loo xam te ne lu ñuy nemmeeku saa su ne la ay élèves yu am jafe-jafe def examen ndax amuñu kayitu juddu waaye fi mu toll nii nag ci diwaan yu mel ni Fatick waajur yi tàmbali nañ ji ciy jug ngir bañ lu ñu mel reportage Aminata Goudiaby. Ibrahima Sarr acteur de développement la te itam Ndar Yàlla dëkkee di ab village bu nekkee ci commune bu Mbella Kadiaw ab père de famille la boo xam ne nag moom nee na du fowee li nga xam ni moo di état civil ay doomam ku juddu mu déclaré la. parce que chef du village bi par exemple su fekkee sa doom judd na keroog ca ngénte la chef du village bi day ñëw mais ñu ci gën a bëri ñoom dañuy yóbbaale seen carnet léegi par exemple yow il suffisait par exemple yow miy ngénte soo ne nga ne ko sama doom nu ngi tudd nangam il suffit nga joxe 300 francs rek ñu inscrire ko loolu vraiment yow loolu yomb na. fonctionnaire bi ñu tasal ci centre bi bu Fatick itam nee na nu ni mel lay doxalee moom nag dafa wax nëbb turam. jur doom dafa nekk loo xam ne lu am solo la boo ko juree dafay am li tubaab tuddee responsabilité fexe ba ñu nekk ay ñoo xam ne dinañ amal njëriñ seen askan société bi ak seen askan seen njaboot. kéet mënu cee ñàkk waaye kéet bu njëkk ga defe
naa ne moom ca kayit yu njëkk yi bulletin wax dëgg de naissance am na ci solo. waaye bu fekkee ne ñaari père de famille ñoom dañoo jox bu baax a baax gëddal lii di kayitu juddoog yu ni mel seeni moroom yu bëri meluñu noonu am na ci waajur yoo xam ni papier boobu dañ ko négligé bu baax a baax. day indi problème maa ngi ñaax daal par exemple képp koo xam ne daal amati nga doom bu juddu cangante la waaye dama seet chef du village parce que moo gën nga xaar ba gosse bi bëgg a passer entrée en sixième ngay daw de gauche à droite. buñ sukkandikoo itam ci fonctionnaire bi nga xam ne dafa wax nëbbu turam yéex a déclaré sa doom du def lu dul indil ko ay jafe-jafe ci njàngam. da ngay gis koo xam ne léeg-léeg ci àll bi nit juddu nga gis bàyyi ja kuti ba ree ko nag waaye boo paree mën a amal ko kayitu juddu sax du ko kooku amul solo. ci ay xayma daaw ci commune bu Mbellacadiao amoon na lu tolloog daanaka 2 junni élèves yoo xam ni amuñu woon pièce d'état civil. ngir saafara jafe-jafe boobu wàllum kayitu juddu élèves yi ñii di njiitu l'école yi am nañ ci wàllu wërë yi bu ñu sukkandikoo ci Babacar Mboup di expert ci wàllum njàng newoon tam directeur d'école. su fekkee ne sax xale bi ñëw na te amul kayitu juddu nga xam ne kii moom moo yilif école bi ci li nga xam ne da ci waxtaan ak wayjuru ku ndaw ki ak ñi nga xam ne ñoo autorité administrative yi nekk foofu ci gox ba suñu demee dañ leen ma defal audience foraine ci diir bu gàtt suñ ko defee tamit léegi lu ci am solo mooy denc bu nga xam ne bi moom la borom école bi di ko denc kayit bi tamit su fekkee ne am nga ko dañ ko war a denc foo xam ne fii biir élève bi mu fay nekk ci biir école bi biir dossier am lay nekk man lu mel noonu daan naa ko def Fouta ba nga xam ne dama ko amoon damaa mujjoon dikk paqueté kayitu judd bi ci biir fiche scolaire bi lay nekk te damaa demoon sax ba fexe ba élève bi ci boppam xam numéro référence kayitu juddoom ak fu mu koy defaree nga ne même su kayit bi suñ ko xotti woon sax moom dana ko jàpp ci boppam damay ñëw léeg-léeg leen poser question ci leen laaj lan mooy sa numéro kayitu juddu nga ne nangam ak nangam fan lañ ko defaree foo koy wëgg a defaree parce que même su kenn jógoon na ba bëgg ko lijjanti dina xam fan lay dem te su àggee tamit lan lay wax ba mën cee jot def naa loolu daal suñ ko doon def defe naa mbiru kayitu juddu yi dina bañ a nekk problème bu mag. dañuy daaneel ak nemmeeku bi ñuy nemmeeku ci tey école gannaaw raay Kotiar yi nekk ca Tamba école boobu mbaar kese la te tamit classe fa nekk dañ leen di boole Moussa Omar Gueye. école ginnaaw raay Kotiar yi daaw lañ ko sos mu nekk benn école boo xam ni am na classe CI ak CP lépp ñu daal di koy dajale ci benn mbaar bu ñu naan abri provisoire. Seynabou Diouf Ndaw Seck école bi mooy fi ñu nekk nii fii la ñu war a def école bi incha allah Areski waa prévoir nañ construire un mur pour l'école. salle de classe nag moo gën a jàmp ak toilette 61 au moins 25 CP et 36 CI day taawaa après la saison des pluies du ma mën a jàngale. kuréel bi ñu naan association Arbre pour l'espoir et la solidarité daal di dikk fas yéene fii leeg jëmmi jamono ñu daal di fay tabax ay gaanuwaay waaye itim ba tey indi nañu luy toll ci juróom benn fukki sac yoo xam ni dañ ci def ay jumtukaay ci wàllum njàng ak njàngale ngir jàppale ko mboole élèves yi nga xam ni ñooy jàngee ci école ginnaaw raay ko ca. Mbaye Sarr nekk vice-président association Arbre de l'espoir et de la solidarité. NEA World bi ñu wax ak moom mu ne moom décidé na ak ñun ñu accompagner école bi sur juróomi at. yeneen action yi mën a def maanaam indi ay toilettes parce que école boo xam ne amul toilette dina indi sax complexe ci jigéen ñi loolu c'est une priorité mais ensuite ak d'autres partenaires ñi nga xalaat est-ce que duñu mën a indi fexe ba construire ay salles de classe. école ginnaaw raay Kotiar yi nag dañ ko sos ngir wàññi ndongo yi nga xam ne dañu daan romb route nationale bi di dem ci beneen wàll wa di fay jàngi ngir wattandiku l'accident yooyu bëri yooyu moo tax ñu daal di ibbi école bi mu nekk benn école boo xam ni ci jamono ji benn néeg abri provisoire kott moo fa nekk dajale ñaari classe CI ak CP. ñuy gërëm Moussa Omar Gueye ak Aminata Goudiaby mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci en classe dig dajal ci ne bi di ñëw. des juges di wéy di déglu ñi nga xam ne am nañuy xibaar ci wàllu ko coowal pétrole mais gannaaw xibaar bi fi BBC fësaloon gannaaw ñu déglu woon tey ji ëllëg ñuy xaarandi premier ministre ba woon nekk njiital parti bi di acte di Abdoul Mbaye suba lañ koy xaarandi foofa ca tribunal. élection locale yi dàq gan ko dàq metti lool ñi di waa société civile bi moo tax la ñu bëgg moom moo ñu amal yooyu ko élection gox-goxaat yi lu mu yéex fii ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko juin atum 2020 di sàkku timit ñu càmbar lii di fichier électoral bi ñoo ngi ko xam ne tey jii biñ doon janook taskatu xibaar yi. fédération bi boot baykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca Ndoukoumane ca Kaffrine la ñu bëgg moom moo di ñu door campagne arachidière bi ndax la ko waral moom moo di ci jamono ji ñoo ngay mbappat seen gerte tàggat yaram daan ci ànd ak Abdou Diouf junior tour du web ak Baye Assane Diaw en classe tollanti gi ak Alaaji Njoogu Jéen bonne santé gan gi di Moundiaye Cissé bu ONG 3D Pape Bes Diba moom lay dal leen ak jàmm ci xibaar yi.
Diop. Abdou Thiam moo nekk ci machine bi dañ koy dooree ak déglu yi nga xam ni ki di doyen des juges mi ngi koy déglu ñi ami xibaar jëm ci coowal Petro-Tim gannaaw xibaar yi nga xam ni BBC daal di woon na koy lawal audition yooyu daañu ko wéyal ëllëg ci talaata ji ka ñuy déglu nag bokk na ca Abdoul Mbaye mi nekk njiital parti bi di Alliance pour la citoyenneté et le travail nekkoon fi tamit jëwriñ ju njëkk moom mu war a jàkkaarloog doyen des juges bu 9h ci suba tegalee fanweeri simili ëllëg ci talaata ji tey ji ci altine ji déglu nañu ki di député Mamadou Lamine Diallo bu tekki Babacar Mbaye Ngaraf ak Mamadou Mout Ban ñoom ñëpp jaar nañu ci kanamu kii di magistrat instructeur bi. ni ma ko waxee woon ci bopp xibaar yi société civile bu Sénégal la ñuy sàkku moom moo di élection locale yi ñu amal ko lu mu gën a yéex fii ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin atum 2020 ñoom tamit daal di nañuy sàkku ci weeru novembre gi ñu càmbar lii di fichier électoral bi ñoo ngi ko xamle tey jii bi ñuy janoog taskatu xibaar yi ñu ñaawlu tamit dàq gi nga xam ni dàq nañu ko yooyu ko élection ñu ni dafay indi ak gëllëgoose ci arminat bi tëral wàlluk élection ci réewum Sénégal Mamadou Omar Ba. projet de loi bi ñu adopté ngir dàkkati élection locale yi waaye bi yoon ba jëmmi jamono neexul benn yoon société civile Sadikh Niass di secrétaire général RADDHO moo yor seen kàddu. dafay salfaañe suñu ay principe ak yoon day salfaañe li nga xam ne moom mooy ak yelleefu doomu aadama ci réew mi muy citoyen dafay salfaañe tamit li ñuy wax suñu constitution ak li nga xam ne mooy sart buy doxal kuréel yi ak gox yi goxaan yi di aussi salfaañe code électoral bi nga xam ne ci lañ tënk élection ci réew mi. loolu tax ba tey société civile jug ngir woote waxtaan jug ngir fàggandiku jug itam ngir digal nguur gi mu jàpp élection yi ci date bi nga xam ne report bi du romb at. ñuy recommander ñu def élection yi nga xam ne mooy départemental ak municipal lu mu gën a yéex ñu def ko ci 28 juin 2020. élection février 24 février yi passé xayma boobu ak audit fichier bi war nañ ko mun a def lu mu yéex file ak fin novembre. organisation société civile yi bëgg ñu tënk calendrier élection gox yeeg goxaat yi ñu def ko ci sartu ndeyu réew mi ba kenn dootu ko mën a soppi. Mamadou Omar Ba ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média ñeenti simili moom moo bootu ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi. ak RFM kumpa jeex na. faat ganu faat soxna Sidia Khady Seye ca Touba nekk na lu merloo ba futu ñi di waa réseau Siggil jigéen ñi nee nañu loola na dakk loolu tax moom mooy ñuy sàkku ci njiitu réew mi lépp li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu ko daan ñu daal di koy jël teg ko ci kaw ak ñiy def yooyu ko jëfin ñoo ngi sàkku tamit ci njiitu réew mi ñu daal di accélérer baral tànk yi ci loi bi nga xam ni moom moo jëm ci criminaliser lépp lu jëm ci wàllu ko yegg gi ñuy yegg ci jigéen ñi ñoom ñoo ngi sàkku tamit ci waa kër diine ji ci jamono ji ñu nekk ci wàccaayu ko gàmmu ñu yëkkati seen kàddu wax ci ñaawteef yi nga xam ni ñoo ngi koy teg ci soxna yi réseau Siggil jigéen ñi doon jàkkaarloog taskati xibaar yi tey ji ci ngoon Omar Mbow. réseau bu Siggil jigéen mënul woon bañ a ñaawlu faat bi ñu faat Khady Seye fan yi ñu génn ca Touba loole ñëw yokk ci lim faat yi ñu faat jigéen ñi atum ren ji lu ëpp turu di yuuxu njiit la Safiatou Diop. ci at yi mujj yi sàkku gi ak rey gi dafa doon phénomène boo xamante ni ñun ñëpp la jaaxal ñetti weer yi daanaka mën nañu wax ni lu mat juróom benn jigéen daanu nañu rey la topp ci di leen sàkku ci lu leen neexul ak di jël seen alal jaaduwul ñu ne loolu nag doon na lu ëpp parce que mënatuñu toog di ko mun jigéen yooyu bokk ci bile réseau di woo njiitu réew mi ngir mu gën a baral liggéey bi jëm ci teg loi sur la criminalisation. li ñu koy ñaan moo di lu baax soo ko naree da nga ciy gaaw mu wax service am yi ak état ñu gaaw ci décision yooyu nga xamante ni jël na ko ñu teg projet de loi bi ci table assemblée nationale ñu gaaw voté. ñooñee ñu jàppee ay àndandoo ci faat yi ñu faat jigéen ñi réseau bu Siggil jigéen di artu famille yi ngir ñuy faral di weere jëfkatu ñaawteef yooyu. responsabilité famille sénégalaise dafa doon loo nga xamante ni lu rëy la lu feeñ la ci phénomène bii di viol bi ak violence yi ak métital ak xoñoñal jigéen ñi ak ndaw ñuy ñaan famille yi ñu jëlaat seen responsabilité dellu si ci yar bi. Safiatou Diop ak ñi mu àndal jàpp ne kilifa diine yi itam war nañu wax ci faat yi ñuy faat jigéen ñi rawatina ci mawlud bi ñu jublu.
Omar Mbow ca Touba googu jéye ja amee woon ca la ñuy des ndax fan yi ñu génn tamit am na yeneen i jéye yoo xam ni moom moo fay am mooy gone yi nga xam ni dañuy lapp wala ñu daanu seen bakkan des ci biir bassin yooyu nga xam ni moom la ñuy samp ci biir kër yi ci diirub ñaari weer rek ñetti tout tànk ñàkk nañ ci seen bakkan ci réservoiru ndox yooyu Marema Diop. mbànd ndox yi ñuy nemmeeku ci biir kër yi di lor tout tànk yi ñu ci bëri di ci faatu fii ci Touba bu ci mujj rek mu ngi xewee foofe ci quartier bi ñu tuddee Daaru Marnaan ci kër gi boo duggee bassin ndox bi mu ngi nekk ci sa càmmoñ Soda Diop ñu fekk ko muy sibat ceebam ci bassin boobu mu ñuy xamal ni jël nañ seen ay matukaay yépp ngir fàggu ci mbir moomee. waaw kii ñu ngi koy bàyyi xel daal di ko tere xale yi pour ñu bañ cee nekk di tànka yooyu di leen rootal ndox ñuy naan di leen surveiller. kii moom ñu ngi ko fekk ci mbedd Touba yi mu ngi jaay fondeem mu ñuy xamal ni am na mànd ndox yooyee ca këram waaye leer na ko ni mu ngi lor ay tout tànk yu bëri. mi ngi lor moom dëgg yàlla mi ngi lor waaye bassin yi mënut a ñàkk ndax Touba boo amul bassin rek doo am ndox. ñàkkum ndox mi ñu nemmeeku fii ci Touba ñàkk am bassin ci sa kër óorul ki ñu xamal loolu di xale bu góor bi moom sax mu ngi denc ci turam. Touba moom bassin dafay mënta ñàkk comme bu màggal Touba amee ndox day manqué même bu màggal amul ndox day manqué fokk ñu yor ay bassin waaw kii moom buñ ko duyee moom ba mu fees dañ koy tëj xale du ci dem. Mouhamed moom mu ngi ni xamal rek ni deful lenn lu dul tocc bassin wam bi nga xamante ni këram la nekkoon lépp rek ngir bañ lor ay tout tànkam. fi mu nekk nii moom robinet moo fa nekk ci la ñuy jël liñ soxla lépp. waaw parce que bassin nag bu nee ba mu di faat ay xale yu mel noonu foog naa bàyyi ko moo gën. ñetti tout tànk faatu ci bassin yooyee lu matul ñaari weer ñi nga xamante ni ñoo ñooy yeewoo fii ci Touba di am njaxare ci lu ni mel Marema Diop fii ci Touba. RFM. jóge foofa ca Touba yegg si fii ci Ndakaaru demaat ba ca Wakam ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan woo fa nekk ci tiitaange ndax bu yàggul rek barki Dembo Ndiaye gendarmerie dafa teg loxo ay defkatu ñaawteef yoo xam ne nii wàllum cybercriminalité lañ doon yëkkati dem nañ sax ba pompe yenn ci ay koppar ci compte société bi di Sonatel moo tax it askan woon xamuñu woon ni ñoom dañoo dëkkandook defkatu ñaawteef yu mel noonu moo tax it ci jamono ji nee nañ dinañ ci tey bu baax a baax xool naka la ñuy jëflante reportage foofu ca Wakaam Umu Jegaan ñëw. léegi ñoom fa lañ dëkkoon première deuxième troisième. waaw léegi yéen seen bagage yi nan ngeen def ba ngeen jot ko ni bagage yu bëri la ne da ngeen tardé sax. dem bagage yu ngeen ko yàlla ko ay darab yu ñu fekk ci suuf ay walis yu ubbeeku ba ci ay accessoires yu ñu sànni fu ne loole la ñu fekk fii ci buntu immeuble bi nga xam ne defkatu ñaawteef yi ñu jàppee woon ca Wakaam fa lañ dëkkoon ci wet gi benn góor bu toll ci ñeent fukki at di garder ab immeuble bu ñuy tabax. fii leen dëkk man ma dëkk ci bâtiment bi suñu yéegee kaw terrasse dinañ ñu gis dañ leen gis kenn rek moo si daan nuyoo après leen ñeneen ñi di nuyoo parce que dañuy soxla ndox seen fii dafa am problème ndox man boog dérange wu ñun leen kenn du leen gis ñu liggéey guddi nga ni génn bëccëg ñu ngi nelaw ñu fekk ko ci bopp koñ bi moom ndawu Wakaam bi di ñaawlu mbir mi rax ci dolli di duut baaraamu tuuma borom kër yi. situation bi ni mu demee ni neexuñu ñu dëkk si dëkk bi amatuñ sax liberté lii rafetlu wuñ ko sax xamuñu borom kër gi dama doyee xaalisam mais bëgg nañ borom kër bu ci luyeeti nga saytu bu baax ki ngay luyee lan la ak naka la. naam sax jëfin ju ñaaw ji di amee si Wakaam lu ko metti la waaye muy rafetlu itam taxawaay bi ci gendarmerie bi. wax dëgg na yàlla police Sénégal li ñu def nii sax ñun rafetlu nañ ko parce que dañ def seen liggéey lii mooy sécurité dëkk bi donc kon bu luy amee Wakaam waaye war nañ mën a jël seen motuwaay. li fi jot a xew nag am na lu mu jur ci xelu askan bi ndax ñi ñu jot a dajeel ñi ngi xam le ne am nañ tiit ak njàkkare teg ci ñaaw njottu loolu ci anam yu ñu protéger seen compte bancaire mbaa seeni compte transfert. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Ndati Diop. Ndukkumaan fa la ñu jëm Kaffrine foofa kuréel ga nga xam ni moom moo boot baykat ya la ñuy sàkku moom moo di ñu door ci nu mu gën a gaawee campagne njaayum gerte mi ndax ñoom ci jamono ji nee nañu mënatuñu la ñu jot a am ci gerte ñoo ngi koy mbapat ci luuma yi bu ñu sukkandikoo ci ka jiite booba fédération
ca Kaffrine ñu fekki fa Omar Ndiaye. fii ci diwaanu Ndoukoumane rawatina baykat yi féete ci bëj Saloum Kaffrine tàmbali nañoo jëfandikoo bu baax li ruusoo ci mbay mi lu ñu mel sax moo tiitloo secrétaire général baykat yi mu gis ne ñu bëri ci ñoom jamono ji tàmbali nañoo mbapat seen gerte gi di ko jaay ci luuma yi. Cheikh Tidiane Cissé. lépp luñ jiwoon lépp ñor na ba ñee ngi witti yi ñu ngi koy gas am nañ yaakaar trop ci nawet bu baax a baax waaye léegi suñ problème fi mu nekk nii daal mooy njaay mi parce que njaay mi kenn umpalewul ne at yi yëpp dañ am problème mu njaay te tey jii ñu gis ci luuma yi dégg nga maam gerte gi commencé di génn ngànd gi muy luuma jamagaaju ñu ngi koy jaayee 250 francs muy le 2 novembre misra ñu koy jaayee 300 francs wàkk ngóor na dégg nga maam suñu membre ne nañu ñu ngi koy jaayee 250 francs yëpp nañ fa camion donc loolu dafay nekk suñ tiitaange. muy xamle ne jamono ji jot na ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi mu woo acteurs yi ñu mën a taxawal prix gerte gi ndax lii jot na. li ma jaaxal mooy peut-être dañu am ministre bu nga xam ne mathématicien la mën na am dafay factoriser affaire yi léegi nag ñu ngi demander aussi président mu impliqué aussi situation bi pour moom itam wax ci parce que bu ci waxul vraiment baykat yi mën nañu dem ba nga xam ne parce que man xam naa ne prix bii ñu fixé ale da nga am di ko jaayee mun na rës te xam nañ opérateur yi ni ñuy doxalee xam naa ne umpale nañ ne fi mu nekk nii gerte gi ñu ngi koy commencé di jaay. campagne commercialisation bi fii ci diwaanu Ndoukoumane xel mënees na cee dal ndaxte jamono ji gerte gi fees na rawatina dugub ji ak mboq mi waaye nag ñu féete ci bët gànnaaru Kaffrine nawet bi xaw na faa gàll gaucher li ñu jot ren ci ndox dafa néew lool. Kaffrine Omar Ndiaye RFM. génneenu ko kuréel di ki boot maire yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal ñoom la ñuy sàkku ci ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu gox-goxaat yi di collectivité territoriale moom mooy lu jëm ci wàllu ko modèle projet bi ñuy defare lépp lu jëm ci wàllu ko ndoxum taw mi ak naka lañ koy ñoŋalee ba gérer ko ci jamono ji nga xam ni ci la changement climatique yi amee ñu daal di koy décentraliser jëlee ko Ndakaaru dugal ko ci gox-goxaat yi ñu ni loola dina nekk loo xam ne nii dina mën a faj mbënd yi nga xam ni ak yenn ci loraange te ndox di ko indi Abdourahmane Diallo. projet bii nga xam ne dafa jëm ci fexe defar ay jumtuwaay yuy tax ba ndoxum taw bi wala boog taxawu coppite yu am ci jaww ji tax na ba gox yu mel ni Pikine Guédiawaye lii di mbënn mi sonnalatu leen bu baax li ni mel sax a tax kuréel gu ëmb meeru Sénégal yi bëgg projet bi ni mel ñu yóbbu ko tamit ci gox yi nga xam ne mbënd mi sonnal na leen loolu nag ñu ngi koy wax ci kanamu ministre collectivité territoriale Omar Gueye di dalal seeni xel. li ñu gis mooy fépp fu projet bi jaar inondation amatu fa te li may wax lu ñu mën a lu làmb daj lañ koy wax te ci biir jataay bi gis naa fi maire Dalifort boo ko laajee nu Dalifort meloon avant projet bi di ñëw ak ni mu mel tey donc projet lu am njariñ la loo xam ni modèle la boo xam ni en tout cas fu ñu ko appliquer rek dinañ gis ni dina dox. projet bii nga xam ne nag waa Banque mondiale ak Fonds nordique bu développement ñoo ci daal di dugal seeni loxo waa agence de développement municipal ñoo ko yor Cheikh Issa Sall mooy njiit bi. projet bi nag ñun contrairement ak li xewoon ñun dañoo ut beneen yoon bi ñu ut mooy fexe ba fu ñu jaar rek inondation kenn dootu fa déggati fexe également ba li ñuy def pour lutter inondation yi duñ utiliser ay moto pompe duñ utiliser vraiment pompage ak carburant yi dul jeex dañuy jël rek xool ndox mi fu mu waroon a jaar rek li ñu naan wax ndox du waat fàtte yoonam ñu jëlaat yoonu ndox yi ñu indiwaat ko teg ko ba nga xam ne ni ndox bi bu tawee day jaar fi mu waroon a jaar dem fi mu war a dem. projet bii nga xam ni dafa jëm ci wàllum def ay jumtuwaay ngir xeex mbënn mi ak jafe-jafewu jaww ji mu ngi tàmbali ci atum 2012 ci décembre 2019 bii lay jeex projet boobu nag lu toll ak juróom-benn fukki milliards dugal nañ ko ci gox yu mel ni Pikine Guédiawaye Saint-Louis ak pôle urbain bu Diamniadio RFM Mbour Abdourahmane Diallo. Abdourahmane jaajëf gannaaw ba ñu jugee ca Ndoukoumane jaar ca Mbour dañuy dellu fële ca Saloum ñuy waajal bu baax a baax lii di gàmmu gi bés boobu nga xam ni ci la ñuy màggal guddik judduk yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam foofa ñu gis ni ca marché ba ci jamono ji daal mën nañ ni lépp luy jëmtuwaay lu ñuy jëfandikoo ca bés ba dinañu ko matale wala laata bés ba jëruñ ji jënk lépp lu jëm ci wàllu commerce moom moo ko xamle muy xamle tamit ni lépp lu jëm ci wàllu ku ñooñu waa Sénégal ñoom ñoo ko xamle lépp lu jëm ci wàllu courant gaak leeraange gi daana mat Ibrahima Diallo. amul benn jafe-jafe ci wàllu approvisionnement marché bi jamono ji ñu dëgmal kon lii di gàmmu bi assurance yi nag ñu ngi tukkee ci kii di ministre du commerce Aminata Assome Diatta defoon doxum nemmeeku ci magasin de stockage yi wërale marché central bu Kaolack ginnaaw nag bi mu fa jógee la daal di ko xamle ci kër xalif général bu Medina Baye. donc bu ñu jubloo ci événement yu toll nii comme gàmmu gi jaadu na ku ci nekk ci sa secteur nga dem xool ndax lépp li nga xamante ne état war na koo def nañ ko donc tey jii
bi ñu xëysee dañu dem ci marché yi xool ndax produit yi fi nekk dina mën a doy ci gàmmu gi alhamdulilah bi ñu ñëwee gis nañ ni commerçant yi jël nañu matuwaay yëpp amuñu problème pour approvisionner marché bi te bu amee stabilité boobu dañuy am tamit stabilité ci wàllum prix donc mu nekk loo xamante ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. jamono jooju itam kii di directeur général de la Sénélec di Pape Demba Bitèye moom itam mu ngi doon def doxum nemmeeku ci kilifay diine yi ngir wax leen dispositif bi nga xam ni waa Sénélec engagé nañ ko pour mën a joxe courant ci anam yu mucc ayib ci biir événement bi de. bu ñu ñëwee nag li ñu fi gis dal na suñu xel ndaxte yàlla def na tey Kaolack bi mun nañ ko alimenter à partir de Kahone mun nañ ko alimenter à partir de Fatick mais mun nañ ko alimenter aussi à partir de Touba te alimentation yëpp bu ci nekk attan na ville Kaolack kon boog yaakaar nañ ne bu ñu yàlla defalee sutura ak jàmm gàmmu gi duñu ci am problème courant. mu mel ni kon kilifa yi tàmbali di def seen doxum nemmeeku taxaw nañu rek ngir lépp jaar yoon ci organisation xew-xew bu mag bile mu tombe nag waa Medina Baye ñu ngi raxas jumaay di setal mbedd yi ngir mën a dalal junni taalibe yi fi teew at bu jot Ibrahima Jame Kaolack rajo Futurs Médias. Abdou Diouf Junior ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Ndaté Diop. tàggat yaram ak lu soxal sóoru Sénégal bi Salif Sané mujj nañ ko opéré ba fi mu ne mi ngi féexandi. opéré ba jaar na yoon loolee la gars yi wane défenseur international bu Sénégal boobule nag daanaka tey jii la ñu daal di xool li nga xam ne moo doon métti ca oom wa loolee nag nee nañu dina tax ba moom Salif Sané mu daal di manqué li nga xam ne moom moo di ñaari jongante yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy waajal. ñaari match la yoo xam ne 13 novembre suñ diggante Congo lay doon 17 novembre digganteeg Sénégal ak Eswatini moom lay doon muy jongante yoo xam ne kon soo moytuwul moom Salif Sané du ca mën a bokk mu nga gaañu gannaaw bi muy football fukkeelu bëccëg bi ci wàllu Bundesliga seen digganteeg Augsburg la ñoom ñoo gagné woon sax 3-2 ci wàllu football ba léegi Alaaji Ndate ak li ñuy xaarandi ëllëg muy Ligue européenne des champions ak jongante yu am solo ëllëg kon Liverpool bu Sadio Mané dina dalal Racing Genk Naples bu Kalidou Koulibaly dalal Red Bull Salzbourg loolu ci groupe E bi la muy ñeenteelu bëccëg bi ci ñeenteelu bëccëg bi itam am na yeneen match yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy xaarandi rawatina Borussia Dortmund contre Inter de Milan waaye 17h55 déjà FC Barcelone moom mooy dajeek ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Slavia Prague ca Camp Nou lay doon am na yeneen i jongante bu ci mel ni Lyon Benfica di ngeen ko gis ak Chelsea Ajax bi Amsterdam Valence lii itam ci la bokk. ñu wax ci wàllu football ba léegi ci wàllu jigéen ñi ak la nga xam ni moom moo xewoon ca la xewoon wàllug jéye ja xewoon ca stade bu Mbaaw. ca stade bu Mbaaw jéye jooju dafa tax kon ñu ubbi suñuy gët jël suñuy micro dem ca stade ya xool ba xam ndax li ñu ne fuy systématique dafa war a am mooy maanaam ni ñuy palper ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yiy dugg ci stade yi lan mooy waral kon ñuy am yenn ci ay jumtukaay yoo xam ne mën na lor doomu aadama yi te ba léegi ñu koy gis ci gradin yi stade yi rawatina ci wàllu nawetaan lan moo ko waral bi ñu laajee ñenn ci ñoo xam ne football daf leen soxal rawatina nawetaan nee nañu daal lii nga xam ne moom moo di fuy bi di maanaam palper boobu dañ ko war a gën a taral su ko defee kon objet yi ci mel ni ay fumigène ak yooyu bañatee dugg ci stade yi ndongo ka ci boo jàllee buntu bu stade Amadou Barry ñetti policiers yu bokkee ca jeu mi daal dee taxaw di xaar ku agsi nag ngir ñu daal di lay palper. fii nag du kenn koo xamante ni mën ngaa jàll ca biir te làmbaatu ñu la mbaa ñu palpe la ngir xool li nga yore Pape Ndiaye ñëw nag ngir seetaan si match Gueule Tapée 2 ak Alliance Atlantique moom it alkaati yi jot nañ koo visité. amul président amul supporter amul secrétaire amul li ñëpp la ñuy fuyee xool ndax yow ci sa biir indaale woo li nga xam ne boo duggee ak moom mën na am ko mu gaañ ñu jël ko ci yow xale yu jigéen yi perruque yi tout ça lépp la ñuy teggi. moom mi président zone 3 bu ODCAV bu Guédiawaye jàpp ni nag alkaati yeeg visité gu ñuy visité supporters yi dina tax ba lii di violence bi ñu mën koo jëlee ci nawetaan. fuy bi am na ci solo mais nag sanction yi aussi am na ci solo parce que po mi ku ci bëgg a bokk da ngay respecter règles yi. muy leeral ni ñoom kilifa yi nawetaan nag jot nañoo jël ay dogal ngir tere ba supporters yi di mën di dugal lépp loo xamante ne lu mën a indi loraange la ci biir stade yi waaye Birama Seck di journaliste ca Global Direct Communication gis ni nag am na ci lenn ci supporters yuy mën di njuuy ñii di xarañteg alkaati yi. dama naan ñi nga xamante ne ñoom ñooy gunge équipe yi ñoom après dañuy rejoindre tribune yi ñooñu seen saag yi ñoom kenn du leen contrôler parce que fi ñuy jaar
foofu la joueur yi di jaar pour mun a xeex loolu nag li ñu war a def mooy même ñoom balaa ñuy wàcc seen bus yi ñu féete seen saag yi avant ñuy dugg ci stade bi ak joueur yi ñuy gunge. ay at boobaak léegi Birama nag di topp nawetaan mu jàpp ni nag jot na ngir dirigeant yi gën a ubbi seen i gët tey waxtaan ak ñi ñuy àndal Ndonga Ka Géejawaay RFM. Ndonga Ka samedi ba la ñu génn kon yaa ngi ko doon junju sànq Amadou Ba moom moo ñàkk bakkanam ci benn jongante ba amoon ca Mbaaw fumigène la ñu ne moom moo ko boom. ñu wax ci wàllug footballum tefes gi ak gaynde yu Sénégal ak seen staff nga xam ne la ñu bëgg moom moo di jël ku raaya. jël gu raaya bi mooy coupe du monde boobule ñu gàddu ko indi ko fii ci réew mi nee nañu nag dañoo sonn ci quart de finale yeeg demi-finale yi léegi nag jot nañu wone ni Sénégal gannaaw bi mu rafle Afrique yëpp war na mën a wone boppam bu baax a baax ci wàllu coupe du monde Ibrahima Ndiaye Chita moom moo ko xamle nee na loolu moo nekk ci boppu staff technique bi te itam joueurs yi daañu def lépp ba dugalal leen ci seen biir bopp yi ne coupe rek la ñu bëgg ñu déglu ko moom Ibrahima Ndiaye Chita ak Youssouf Bodian. équipe nationale bi préparation bi ñu am ren ji mosuñu ko am vraiment loolu dañuy remercier la fédération dañ ci def les moyens qu'il faut pour mettre équipe bi ci ay très bonnes conditions de préparation gis nga li ci des nii man nii nee naa leen man gëm naa ne war ngeen a mën a jouer final bi ba gagné ko man moom laa gëm te li ma gëm aussi moom la xale yi def seen bopp tactique technique physique ça y est c'est fini maintenant problème bi maintenant problème du discours la rek mentalité bi ñu xamal leen ne da ngeen war ngeen mën a dem gagné ji c'est juste 3-4 matchs nga final mais lu musul am Afrique laa wax équipe bu Afrique bu dem demi-finale mais yéen il faut écrire l'histoire des fois aussi liggéey bi du doon rek di daw si suuf si wala yi des fois aussi bopp bi il faut ñu am lu ñu ci dugal ba nga xam ne bii ñii dinañ xam ne ñii wax nañ ñu li mooy yaakaar bi waxuma sax Sénégal am Afrique am ci Sénégal yaakaar boobu la ñuy bañ mu tas entraîneur bi wax na ko waxaat na leen ko ne leen ñun soxlaaw ñu quart de finale sax lañ soxla man personnellement man final laa soxla ci loolu laa ne donc ñoom it ci loolu la ñu nekk parce que ñun nee naa leen ko parewul fi lañ lay bàyyi même si on y va avec 4 jours on le fera mais ceux qui ne sont pas prêts d'abord mentalement parce que il faut que ñu xam ba xam ndax yéen ñi pare ngeen wala parewul ñun xam nañ ko parce qu'on a joué au football mais ñun caaxaan andiwuñu fi sinon on reste chez nous mais da ngeen fi ñëw pour au moins relever des défis un défi c'est énorme ce que nous voulons xamal leen ne dernier objectif bi léegi c'est la coupe du monde. loolu kese la ñu bëgg même waa Sénégal sax loolu la ñu bëgg beach soccer bi coupe du monde bi ñu ngi koy waajal 21 novembre 2019 lay door daal di jeex 1er décembre ci même at mi ñu nekk Sénégal nag mu ngi ci groupe C bi war cee ànd ak Biélorussie Émirats arabes unis ak Russie ci boppam Sénégal mi nga xam ne kon dina yóbbaale yaakaar gannaaw bi nga xam ne jël na lii di Copa Lagos moom Sénégal ci la daan ñii di waa Angleterre juróomi bal ci ñett ci final bi gannaaw bi mu daanee ñu ci mel ni Brésil ak ñi ci mel Alaaji Ndate Diop ba lu ñuy daaneele basket bi waaw ak saison bi nga xam ne jeex na kii ko jiite nag di fédération bi moom maître Babacar Ndiaye dafa jàpp ne daal bilan bu baax la donte sax yëf yi guddoon na lool li ko waral moo di afro basket bi nga xam ne dañ ko dugal ci biir yëf yi moo gën a guddal kon championnat bu Sénégal waaye daal ci cëppaandaw ga gis nañu ne liñ ciy namoon yëpp am nañu ko ñu déglu ko moom maître Babacar Ndiaye ak Youssouf Bodian. li am solo mooy nit nga def sa devoir tey def nañ suñ devoir moo doon organiser compétition yëpp si góor ak si jigéen saison bi gudd na mais loolu du si suñ toobare parce que ni ngeen ko xamee dañuy jox afro basket à la dernière minute après ñu waroon dem coupe du monde loolu bu mu amee la solution c'était mooy ñu suspendre globalement boo xoolee les 3/4 des clubs concernés étaient d'accord yeggali nañ saison bi si jàmm loolu moo si amoon solo mooy sant ñëpp di gërëm ñëpp calendrier bi par exemple ça c'est du domaine du comité directeur moom mooy ñëw ñu def ci appréciation saison bi dégager perspective bi demander à la direction technique de nous faire une évaluation de la saison ma defar ne aussi benn perspective ñu xool ban formule est-ce que dañuy refaire la même chose mais est-ce que dañuy jéem a fexe retard bi nga xam ne ni am nañ ko nan lañ mën a defee benn formule bi nga xam ne nii dinañ am un bon championnat tout en essayant de combler retard bi nga xam ne nii am nañ ko mais loolu yëpp du décision président proposition comité directeur la après décision comité directeur. mu ngoog loolu laa fi indi woon ci xibaar Alaaji Ndate. jërëjëf Abdou Diouf. Tour web ci RFM. Baye Sane Diaw. ñu tàmbale ko ak Sénégal muy ubbi ay jongante ngir mën a doxal lu jëm ci pétrole ak gaz nga bokk ci réew mi wala ca bitim réew bunt yi ubbil nañ ko ñëpp bi le xibaar ñu ngi ko xamle ca Cape Town ci Afrique du Sud ginnaaw bi ñu dooree ay bés boo xam ne ci pétrole lañuy waxtaanee bi le xibaar dinañ ko fekk ci igfm.sn léegi nañu may woowee Serigne Babacar Sy mooy xibaar buñ taataan ci site bi di ActuSen xalif général des Tidianes daa profito ci ngan gi fa njiitu réew mi Macky Sall amaloon niki tey moom mi ngi sàkku ci taalibe yi ne bu ko kenn woowee ci Serigne Mbaye Sy
léegi li mu bëgg dégg mooy Serigne Babacar Sy. ay ngàndaay yuñ sàcc ca base bu Wakaam bu ñu sukkandikoo ci Seneweb mi jëlee bile xibaar ci journal Libération mi ngi ñuy nettalil ne ngànnaay yi te gisee ko Pire mi ngi toll ci 4 junni ak juróomi téeméer ngànnaay yoo xamante ni ñu ngi leen duppee AK-47. Seneweb mi ngi xam le ni am na benn soldat boo xam ne ñu daan rawale yi la ngàndaay daal dinañ ko ci taxal ba mu taqrib. njiitu réew mi Macky Sall mi ngi woote ngir ñu moytu lii di xel mu ñu noot ci wàllu diine mu di xibaar bi fees ci xëtu APS ca Tiwaawan ga mu yëkkatee yooyu la kàddu mi ngi sàkku ci kilifa diine yi rawatina jullit yi ngir ñuy wéy di tënku ci li fi mag ñu baax ñi bàyyi woon te moytu lépp lu safaanoog moom. bitim réew ci Algérie Khalida Toumi di jawriñ jafa yoroon aada ak cosaan daal di noon koy téeb ne gandiku xibaar baa ngi ci jeuneafrique.com moom mi nekkoon fa jawriñ atum 2002 jàpp 2014 dañ koo bëgg a déglu ci mbiru alal ju ñu luubal ñi ngi ko tee ca prison boo xamante ni mu ngi ca dëkk bi ñuy wooyee El Arash. di ko jeexale ak tàggat yaram ak football tefes wi sport di kat ci kàdduy Ngalla Sylla tamuy tàggat gaynde yi mi ngi ñaax ñu jubbanti njumte yi am ci biti soccer bi laataa ñuy àgg ci coupe du monde mu doon li gën a fees ci xibaar yu jukkee ci internet bi dig daje beneen yoon. jërëjëf Baye Assane en classe tollantigeeg Alaaji Njogu Jën. COSYDEP moo leen di may en classe. COSYDEP mànkoo na ngir njàng bu gën melokaan ngir ñëpp. daleen ak jàmm ñi doo tey gëstu bu ñeel wàllum jafe-jafe kayitu juddu élèves yi mu nekk loo xam te ne li ñu nemmeeku saa su ne la ay élèves yu am jafe-jafe def examen ndax amuñu kayitu juddu waaye fi mu toll nii nag ci diwaan yu mel ni Fatick waajur yi tàmbali na ji ci jug ngir bañ na ñu mel reportage Aminata Goudiaby. Ibrahima Sarr acteur de développement la te itam Ndar Yàlla dëkkee di ab village bu nekkee ci commune bu Mbella Kadiaw ab père de famille la boo xam ne nag moom nee na du foowee li nga xam ni moo di état civil ay doomam ku juddu mu déclaré la. parce que chef du village bi par exemple su fekkee sa doom judd na keroog ca ngénte la chef du village bi day ñëw mais ñu ci gën a bëri ñoom dañuy yóbbaale seen carnet léegi par exemple yow il suffisait par exemple yow miy ngénte soo ne nga ne ko ah sama doom lu nga tudd nangam il suffit nga joxe 300 francs rek ñu inscrire ko loolu vraiment yow loolu yomb na. fonctionnaire bi ñu tasal ci centre ville bu Fatick itam nee na nu ni mel lay doxalee moom nag dafa wax nëbb turam. jur doom dafa nekk loo xam ne lu am solo la boo ko juree dafay am li tubaab tuddee responsabilité am fexe ba ñu nekk ay ñoo xam ne dinañ amal njëriñ seen askan société bi ak seen askan seen njaboot kayit mënu cee ñàkk waaye kayit bu njëkk ga defe naa ne moom ca kayit yu njëkk yi bulletin wax dëgg de naissance am na ci solo. waaye bu fekkee ni ñaari père de famille ñoom dañoo jox bu baax a baax gëddal lii di kayitu juddoog yu ni mel say numéro yu bëri meluñu noonu am na ci waajur yoo xam ni papier boobu dañ ko négligé bu baax a baax. day indi problème maa ngi ñaax daal par exemple képp koo xam ne daal amati nga doom bu juddu cangante la waaye dama seet seen village parce que moo gën nga xaar ba gauche bi bëgg a passer entrée en sixième ngay daw de gauche à droite. buñ sukkandikoo itam ci fonctionnaire bi nga xam ne dafa wax nëbbu turam yéex a déclaré sa doom du def lu dul indil ko ay jafe-jafe ci njàngam. da ngay gis koo xam ne léeg-léeg ci àll bi nit judd nga gis bàyyi ji kuti ba ree ko nag waaye boo paree mën a amal ko kayitu judd sax ko kooku amul solo. ci ay xayma daaw ci commune bu Mbella Kadiaw amoon na lu tolloog daanaka 2 junni élèves yoo xam ne amuñu woon pièce d'état civil. ngir saafara jafe-jafe boobu wàllum kayitu juddu élèves yi ñii di njiitu l'école yi am nañ ci wàllu wu rëy bu ñu sukkandikoo ci Babacar Mboup di expert ci wàllum njàng newoon tam directeur d'école. su fekkee ne sax xale bi ñëw na te amul kayitu juddu nga xam ne kii moom moo yilif école bi ci li nga xam ne da ci waxtaan ak wayjuru ku ndaw ki ak ñi nga xam ne ñoo autorité administrative yi nekk foofu ci gox ba suñu demee dañ leen ma defal audience foraine ci diir bu gàtt suñ ko defee tamit léegi lu ci am solo mooy denc bu nga xam ne bi moom la borom école bi di ko denc te kayit bi tamit su fekkee ne am nga ko dañ ko war a denc foo xam ne fii biir élève bi mu fay nekk ci biir école bi biir dossier am lay nekk man lu mel noonu daan naa ko def Fouta ba nga xam ne dama ko amul damaa mujjoon dikk paqueté kayitu judd bi ci biir fiche scolaire bi lay nekk te damaa demoon sax ba fexe ba élève bi ci boppam xam numéro référence kayitu juddoom ak fu mu koy defaree nga ne même su kayit bi suñ ko xotti woon sax moom dana ko jàpp ci boppam damay ñëw léeg-léeg leen poser question ñu leen laaj lan mooy sa numéro kayitu juddu nga ne nangam ak nangam fan lañ ko defaree foo koy wëgg a defaree peut-être que même su kenn jógoon ne ba bëgg ko lijjanti dina xam fan lay dem te su àggee tamit lan lay wax ba mën cee jot def naa loolu daal suñ ko doon def defe naa mbiru kayitu juddu yi dina bañ a nekk problème bu mag. dañuy daaneel ak nemmeeku bi ñuy nemmeeku ci tey école gannaaw raay Koccar yi nekk ca Tamba école boobu mbaar kese la te tamit classe fa nekk dañ leen di boole Moussa Omar Gueye. école ginnaaw raay Koccar yi daaw lañ ko sos mu nekk benn école boo xam ni am na classe CI ak CP lépp ñu daal di koy dajale ci benn mbaar bu ñu naan abri provisoire. Seynabou Diouf Ndaw Seck école bi mooy fi ñu nekk nii fii la ñu war a def école bi incha allah Areski waa prévoir nañ construire un mur pour l'école. salle de classe nag moo gën a jàmp ak toilette 61 au moins 25 CP et 36 CI day taawaa après la saison des pluies du ma mën a jàngale.
kuréel bi ñu naan association Arbre pour l'espoir et la solidarité daal di dikk fas yéene fii léegi jëmmi jamono ñu daal di fay tabax ay gaanuwaay waaye itam ba tey indi nañu luy toll ci juróom benn fukki sac yoo xam ni dañ ci def ay jumtukaay ci wàllum njàng ak njàngale ngir jàppale ko mboole élèves yi nga xam ni ñooy jàngee ci école Guinaw Rail Kotiari. tudd Mbaye Sarr nekk vice-président association Arbre de l'espoir et de la solidarité. NEA World bi ñu wax ak moom mu ne moom décidé na ak ñun ñu accompagner école bi ci sur juróomi at. yeneen action ñu mën a def maanaam indi ay toilettes parce que école boo xam ne amul toilette dina indi sax complexe ci jigéen ñi loolu c'est une priorité mais ensuite ak d'autres partenaires ñi ngi xalaat est-ce que duñu mën a indi fexe ba construire ay salles de classe. école Guinaw Rail Kotiari nag dañ ko sos ngir wàññi ndongo yi nga xam ne dañu daan romb route nationale bi di dem ci beneen wàll wa di fay jàngi ngir wattandiku l'accident yooyu bëri yooyu moo tax ñu daal di ibbi école bi mu nekk benn école boo xam ni ci jamono ji benn néeg abri provisoire kott moo fa nekk dajale ñaari classe CI ak CP. mu ngi gërëm Moussa Omar Gueye ak Aminata Goudiaby mbokk yi foofu la ñu yem ak yéen ci en classe dig dajaal ci ne bi di ñëw. bonne santé dañ ci ànd ak Salimata Aw. dal leen ak jàmm angine day faral di dal xale yi wante bu amagul ñetti at amygdalite la ñuy wax mu nekk jàngoro boo xamante ni day walaate bu gaaw li koy indi di bactérie wala virus jamono ji ñu toll nag dafay faral di dal xale yi docteur Yaxya Ba. mooy feebar bi olof yi di wax waxu feebaru put feebaru buli dëgg la bu la dalee nag dina jafe ci xale ñu xam ne angine la parce que moom du mun a wax waaw est-ce que mu nekk xale yi xaw a gën a mag angine nag li koy indi moom ay microbe la rek waaw microbe bu ñu ko waxee tënk na lépp am na ay virus ci biir am na ay bactéries ci biir am na yeneen xeet yëpp a ngi ci biir bon yenn xeetu angine yi nag donc bu la dalee ngay gis ne bu yàggee mën na indi ay feebaru xol mën na indi feebaru rognon wala ay rhumatisme. liy faral di wane ni xale bi am na angine yaram bi dafay tàng baat bi di metti du mën a wan dara wala bu ko defee ànd ak ay jooy loo war a njëkk a def mooy di surveiller fièvre bi wante itam teel a daw seeti pédiatre. dañuy jooy rek le plus souvent ak seen yaram di tàng ba keroog xëy na seen waajur di leen yóbbu hôpital donc docteur yi xool pour xam ne lii angine la wala bu ñuy wan seen put bu ñuy lekk bu ñuy wan dafay metti wala seen bopp mi ngi metti wala ñu ngi liw ñu mel ne ñu xaw a siburu. boo gisee médecin bi ba mu ni angine moo ko dal traitement bi ma ngay aajewu ci ban xeet la am docteur Yaxya Ba. am na ci yoo xam ni faj bi du laaj antibiotique li muy laaj rek mooy garab yi nga xamante ni mooy tax yaram bi sedd ak métit yi dal am na ci yenn xeetu angine yoo xamante ni moom bu la dalee donc dafay jar ñu jox lay antibiotique yooyu dafay laaj souvent médecin yi boo ñëwee hôpital ñu xool la bu ñu ubbee gémmiñ bi dinañu gis bul yi nekk ci biir ci put ba ni ñuy mel donc dañuy gonfler parfois xonk wala ñu mel ni doon teg ay dëtt. angine nekk maladie ORL boo xamante ni day wàllaate bu gaaw ngir mën na cee aartandiku war ngay raxas loxo ak xale bi saa su ne ak ndox ak saabu fowukaay yi ngay xamante ni moom lay faral di yor nga koy raxas itam néeg ba muy fanaan nga koy ibbi ngelaw la da ci dugg nga koy def donte ni benn yoon la par bés ba ca mujj mooy yi muy utiliser pour lekk bu ko ci defal ñam te raxasoo ko ba pare mu nekkoon bonne santé bébé dig daje altine ji ñu dëgmal bu soobee yàlla. ganu xibaar yi. gan gi tey ñuy dalal Moundiaye Cissé di njiital ONG 3D nekk kuréel goo xam ni dafa bokk ci société civile bi waxtaan wi mu seq ak Pape Bess Diba bokk na ca mbirum dàq gi ñu dàq élection gox-goxaat yi waaye tamit wàllu audit fichier bi ak date ba ñu jàppaat yaakaar ko ñoom société civile bi nii ca la ñu war a mën a samp yooyu ko élection waaye tamit waxtaan wi di dialogue politique bi ñu déglu leen. Ndata Diop ñu lay jaajëfal mbokki auditeurs yi jaajëfal nañ leen ñun suñu gan di Moundiaye Cissé moo jiite ONG bi ñuy wax 3D Moundiaye maa ngi lay nuyu. maa lay nuyu Pape Bess. dialogue politique bi seen organisation bi nga jiite di ONG 3D mi ngi ciy participer waaye liñ nemmeeku depuis ay temps mu ngi nii mbir yi demut dikkut lu waral loolu Moundiaye. waa xam nga di tax pour man mu am jafe-jafe ci dialogue politique bi mooy doom la bu juddu laataa baayam di juddu. parce que dialogue politique bi dafa judd ñu installé ko le 31 mai mu war a ànd ak dialogue national bi te dialogue national bi tegaguñ ko ndax bu njëkk bu ñu daan def commission lañ daan def parce que dialogue politique dafa mës a am en fait mooy li ñuy wax concertation sur le processus électoral sur la donc revue du li ñuy woowee revue du code électoral chaque fois que ñu mës a def élection depuis 91 ba léegi ñu defaan élection pare day am ndaje. ñu xool rëq-rëq yi am ci code électoral bi ak processus bi moom lañ naan ay revue du code wala concertation sur le dialogue
alors mais yooyu bi mu juddoo ren li ci am mooy opposition bi dafa ne du nekk commission pour participer ci xam nga dañu boycotté woon ñoom bu ñuy def parrainage dañu ne ñoom donc du ñu participer ci dialogue boo xam ne ministère de l'intérieur moo koy jiite. du coup alors moo tax sax concertation yi réunion yi duñ ko defee ministère de l'intérieur ñu ngi koy defee hôtel Ngor Jaaraama tey ji ni ma wax ak yow ça fait 34 fanweer ak ñeent réunion yu amagum par semaine loolu moom def 34 rencontres lu jëm ci dialogue politique bi alors maintenant donc lépp lu ci juddoo dafa war a dem ci dialogue national bi parce que lu ci judd dafa laaj alal bu koy exécuter te comme nee na ñoom ci dialogue politique bi duñ ko rattaché ministère de l'intérieur donc dialogue national bi moo war a am ay alal ressources yu mu mën a exécuter luy judd ci dialogue politique bi de ce fait même bi ñu d'accord même ni dañu war a def audit fichier électoral bi nañu jël cabinet bu féetewul fenn mu xool lan mooy rëq-rëq yi ci code électoral bi ak processus électoral bi mais dañ ko yóbbu pour dialogue national bi jël ko en charge maanaam fay ko mais ba léegi mënul avancer mënuñu sax recruter cabinet bi parce que dialogue national bi installé gul moo tax ma naan doom la bu jëkk a juddu baay bi loolu problème la moo tax fu mu toll ni gis-gis bi sax leerul ci fan lañ jëm ci li nga xam ne moo fa juddoo ci accord te jàpp naa ne dialogue politique buñ koy def nga xam ne dafay am incidence ci calendrier électoral dañ ko war a amal app mais tey ji amul app te ni ma la ko waxee depuis 1991 ñu def dialogue politique mais benn dépassé wu ci ñetti weer bii mu ngi ci juróom-benneelu weer ñu ngi ko di installé 31 bi ñu ngi bëgg novembre donc mu ngi ci juróom-benneelu weer te lenn lañ ci appliqué gum mooy report élection je crois que problème la loolu mooy problème. mais ndax yéen acteurs yi bokk ci dialogue politique bi interpellé ngeen ci ki nga xam ne mooy njiitu réew mi moom moo woote dialogue national ak politique bi ndax moom yëg na jafe-jafe yi dialogue politique bi nekk ak dialogue national bi tam bu ko yëgul dina ma jaaxal trop parce que boo xoolee dialogue politique bi dafa am ñu fa représenter nguur gi ministère de l'intérieur bokk na ci pàcc bi bokk ci dialogue politique bi dañ ci bokk même buñ ko jiitewul xam nga opposition dafa noonu duñ ko jiite mais bokk nañ ci donc liy am foofu ministre de l'intérieur dina ko yëg te gëw mu ne war na ko bañ a wax président et puis am na lettre yoo xam ne am na lettre yu dialogue commission cellulaire bi président général ñaa bind yónnee ko président wu dialogue national bi parce que moom la war a waxal président dialogue national bi moo war a wax ak président de la république encore ñun xam nañ ne aussi waa commission cellulaire bi président de la république recevoir na leen pour wax ak ñoom ci dialogue politique bi donc am na blocage fan la blocage war nañ ko lijjanti président war na xool lan moo tax tegagul ba léegi commission nationale bi pour que lépp lu juddoo ci dialogue politique bi eh bien ñu mën ko appliquer. waaw yaa ngi koy wax sànq mu di report élection locale yi mu di dàq guñ ko dàq mbir yi fi mu toll nii jëbal nañ ko sax assemblée nationale ngir ñu war ko mën a voter waaye xamuñ ban date lañ war a amal élection yooyu ginnaaw buñ ko dàqee. loolu mooy problème bi moo tax tey ñu def conférence de presse parce que booy xool Sénégal def na lu mat fukk ak ñaari élection présidentielle def na lu mat fukk ak benn élection législative mais élection présidentielle dañ ko toujours di respecter mosul am ay report élection législative benn la mos am report alors donc élection locale nag moom mosuñu ko respecter date bi mosul jot ñu def ko 84 ba léegi may wax yow nii mosuñu ne élection locale yi tel la ñu organiser ko depuis 84 ba léegi mosul am fukki xam nga 84 ak léegi mat na lu mat juróom-ñeenti élection locale mais amul benn buñ ci organiser ci date ba ci waree. toujours dañ koy reporter dañ ko sofantal parce que élection locale dañ ko sofantal la am na moo ne li may wax banalisation élection locale yi parce que après élection présidentielle mu am ay recomposition mu am ay discussions ay négociations sur le dos des citoyens mais élection locale dañu war a trouver une solution définitive boo xamante ne mu jotee ñu organiser ko bañ ko def li nga xamante ne nii 2000 xoolal 2002 reporté nañ ko 2008 reporté nañ ko 2 fois ñu waroon ko organiser 2007 débbu ko 2008 débbu ko 2009 du dëgg après 2009 ñu war ko organiser 2013 boobu sax ci at bi organiser nañ ko mais toxal nañ ko encore 3 mois bii ñu ngi ko waroon organiser juin ñu yóbbu ko décembre ñu ne déet ñu yóbbu ko yóbbu kenn xamul fan la loolu du yoon jàpp nañ ne dëgg la c'est le président de la République mooy fixer datu élection yi mais élection yi demee nii nga xam ne dafa ànd ak prorogation maanaam yokk mandat wu maire yi conseillers yooyu mais dafa war a ànd ak période buy tënk
président ne warul ko dépasser période bi donc ñun li ñuy wax mooy c'est normal le report parce que report bi dafa nekkoon lu waroon mën a am ndax bu ñu jógee ci élection présidentielle alors voilà amoon na coow ci fichier bi amoon na coow ci organes yi gérer élection yeex yooyu donc bi opposition bi demandé ñu saytu ko jàpp nañ ne bon l'idéal mooy ñu organiser élection yi ci date ba ca war mais comme te opposition bi bëgg na loolu ngir jàmm réew mi nañ ci waxtaanee ñu ciy waxtaanee mais dañ ko waroon amal app waxtaan day am app munoo ne waxtaan ci jëm ci loo xam ne dafa am date bu muy impliqué dafa war a am app. mais dafa mel ni naqariwul opposition bi itam. mais loolu tamit nekk na lu xaw a doy waar parce que 31 mai lañ commencé élection waxtaan ci affaire dialogue politique bi mais ba léegi ça fait 6 mois mooy loolu donc ce que je veux dire mooy que ne dañu war a encadrer période prorogation mandat wu maire yi. yéen parce que fu mu toll nii ndax am ngeen yéen ñun def nañ proposition bu ngeen proposé dañu jàpp war a mën a nekk. dañ jàpp ne war nañ mën a organiser élection yi au plus tard le 28 juin bu ñu ko jàpp ñu ngi ko jàpp ci teg ko ci ñeenti fànn d'abord ci li nga xam ne mooy les phénomènes naturels muy lu mel ni nawet bi muy mel ni koor yi muy après ñu jël yeneen phénomènes yi muy mel ni tabaski korité ak fête yi am ci période bi fi wax juin. biñ ko calculer xool ko jàpp nañ le 28 juin lu mun a nekk la ñu organiser ci élection yi ñu jël aussi processus électoral bi jàpp ne 2 mois la minimum pour organiser parrainage 2 mois pour déposer sa liste avant les élections muy 4 mois jàpp nañ ne donc li ci des mooy révision liste électorale yi jàpp nañ ci 6 mois war nañ mën a def lépp même audit beex lépp juin nga xam ne report bi lu weesu at mais report boo xamante ne ni tey da nga koy jël proposer projet de loi si projet de loi bi tu as parlé de 2 choses tu as parlé de report des élections et prorogation des mandats waaye ci kooru texte bi nga koy wax ci texte bi yow yaa ngi wax rek ci report bi wax ne mandat yi dinañ ko renouveler avant datu élection yi mais attends da nga war a wax ne mandat yi mën nañ ko yóbbu ba au plus tard telle période ñu xam ne donc ci président dina am lu koy tënk moo xam ne balaa période boobu du jot dina organiser élection mais instant yi bu fekkee loi bi nii la jàllee. est-ce que dialogue bi mënul nekk ab. bu fekkee loi bi nii la jàllee bu ne la dialogue bi loi bi nii la jàllee président am na droit xaar kon ba même 2024 pour organiser élection locale da nga war a jël ci loi bi ne donc président ñëpp xam nañ ne moo war a fixer datu élection léegi depuis 2012 code 2012 bi. mais loi bi buy yóbbu prorogation maanaam buy dàq élection yi ba pare indiwaale ñu toxal ñu yokk mandat yi mais toujours bu mu daan am dañ ciy defaale période bi nga xam ne président waru ko dépasser. am na ñuy soupçonné donc nañu war a tënk dialogue bi ne dialogue bi war na pare fi wax juróom-benn weer tënk ne élection yi war nañ ko organiser au plus tard telle période mandat wu élus locaux yi war nañ leen mën a tënk terkal mais fu mu toll nii pour wax comme loolu ñu Déthié Fall doon wax horloge politique horloge électorale au Sénégal dafa mel lu paan parce que kenn tey ci Sénégal mënu la wax kañ la élection locale yi kenn mënu la wax kañ la élection législative yi parce que donc loolu ci pays loolu problème la. am na ñuy xalaat mais. am na ñuy xalaat sax boole élection législative yi ak élection locale yi mën na nekk. voilà loolu xam nga yëpp mooy lay wan ne fu mu toll y a un flou ci problème calendrier électoral bi et loolu dafay indi jiixi jaaxam ci askan bi il faut que ñu respecter aussi askan bi gën leen dolli respect en tout cas pour def en sorte que ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo voté woon pour ñu fal ma Samba ma Demba ci tel maire yi ñooñu seen mandat bu jeexee bu leen di yokkal tam mu am limite mais fu mu toll nii ñooñu xamaguñu sax ñi fi nekk comme maire wala leen kañ la seen mandat di jeex loolu problème la. li ñuy jeexalee mooy wàllu 3e mandat bi nga xam ne ni ñu ngi koy wax lu bari temps yi lay naam sax président Macky Sall bi ñuy wax ne bëgg na ko bëgg ko moom nee na ay gaayam waa parti wam ak waa coalition wam mu ne leen bu si kenn wax. tey débat boobu ndax yow da nga jàpp ne moom war na ko leeral lan moo ci gis-gisu société civile bi ci loolu. man dama jàpp ne gis nga débat boobu dafa nekk débat bu waroon sax am parce que boo xoolee ci wàllum yoon président Macky Sall mënul briguer beneen mandat ci wàllum politique histoire bi fi amoon 2012 ci wàllum Ablaye Wade politiquement mënul briguer beneen mandat moralement par rapport ak kàddoom
mënul briguer beneen mandat donc parce que wax na ko waxaat ko man dama jàpp ne donc bu dee dañuy jël di interpréter rek dina am toujours ay juristes yu la naan mën na ko am toujours ay juristes yu la naan mënu ko mais loolu yëpp du problème bi xam problème lan la war a nañu jël convoquer l'histoire convoquer esprit loi bi ñuy def loi bi di def fan nga article 25 article 27 constitution bi dafa leer nañ dafa ne dafa leer kenn la wax nit benn nit nul mënul am lu weesu ñaari mandat yu tegloo yu kii lu ëpp ñaari mandat yu tegloo waxul mandat wu juróomi at waxul mandat wu juróom-ñaari at loolu muy benn ñaareel bi mooy président Macky Sall bi mu ñuy proposer réforme bi 2016 li mu wax dafa leer dafa ne mandat bi si lay bokk que donc dama def ba nga xamante ne kenn du am léegi lu ëpp ñaari mandat ba pare parce que mënoon na yem foofu le mandat du président de la République est de 5 ans il est renouvelable une seule fois mënoon na fa yem xam nga mais yem c'était bi ñuy dugal nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs c'était vraiment pour fermer loolu beneen dépassé na loolu xam nga beneen la lañ la seen constitution que nul ne peut avoir plus de 2 mandats dans sa vie maanaam nit ki mënatul am ñu ëpp ñaari mandat ci dundam xam nga fii sax président Macky Sall bu perdoon pouvoir bi mun na dem ñëwaat yoon may na ko mu ñëwaat yoon may na ko parce que 2 mandats consécutifs la wax maanaam ñaari mandat lu ëpp ñaari mandat yi tegloo mais beneen lañ la wax kenn mënul am lu ëpp ñaari mandat ci giiru dundam booboo gën a dee xanaa alors donc c'est pour dire que affaire 3e mandat lu ñu war a dépasser la man nag dama jàpp ne sama gis-gis nekkul ci boppu président Macky Sall parce que jàpp naa ne def na politique jaar na fu bare gis na fi Abdoulaye Wade di jaar li mu ko jural lépp donc boo ko jëlee ci wàllum politique ak ni mu xarañee ci politique gëw mu ne dina yàq wayam lu mu liggéey fii ba fii di demander 3e mandat parce que bu ko demander même si partem dina am ñuy taxaw ne du fi am bu ko demander ñu bokkul ci partem ñi nga xam ne bokkuñ xam nga 70% des Sénégalais bokkuñ ci parti ñun def nañu étude bu ñuy waaj a génn mais 70% bu Sénégalais yi bokkuñ ci benn parti du militant parti ay Sénégalais lambda si ñuy voté donc ñooñu nañ taxaw ne du fi am te gëw ma ne moom man dama gëm ne nekkul ci boppam li muy éviter mooy maanaam mu ñu doon na ko te deewagul parce que tey wax na ko moom avant élection présidentielle yi 2017 ne moom jeexal na ci loolu la ñu war a jàpp bañ a indi waxu 3e mandat pour man doxalinam bi muy doxal c'est plus si ñu nekk ci partem lay bañ ñu commencé ko doon na te deewagul mu commencé am guerre de succession mu bu waxee kenn du ko faale kenn du ko dégg mu commencé am ay clan fii wax 2024 kenn du liggéey bu boobaa boo demee ci ministère yi kenn du liggéey boo demee ci kii man loolu laa jàpp mais jàpp ma ne président Macky Sall ak ni ma jàppee doyam ci wàllum politique dina xalaat 3e mandat. Moundiaye Cissé RFM ngi lay gërëm. maa lay gërëm Fabès di gërëm waa RFM yëpp.